asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara man la Ibrahima Diop président chez CPP ma ñëw ak yéen rek ci li nga xam ni xëy na ñu bëri yëg nañ ko xëy na aussi am na ñu ko yëgul mooy renouvellement bi nga xam ni moom la ñuy def ci liste électorale yi jëm ci élection yi nga xam ni mooy élection législative yi nga xam ni ñooy am Sénégal waaw comme ni ko ñu bëri xamee zone Reggio Emilia jël nañu Piacenza, Parme, Reggio Emilia, Modena ak Bologna jagleel leen ñaari fan bi ci jiitu muy le 22 mars bi ci tegu di le 23 mars léegi ñun nag à notre niveau comme ni ñu ko consul waxee organiser wu nañu ba ñaari fan yooyu ñu diviser ko ñu xaajale ko fan bi ci jiitu muy le 22 mars Parme moo ko moom ak Piacenza waaye waa Parme ñoo koy organiser fi ñu koy organiser mooy sunu siège di via Olivieri 2/2 Parme beneen date bi muy le 23 mars moo boole Reggio Emilia, Modena ak Bologna ñu koy defee Campeggiani ok mais ñun li ñuy gën a soxal rek mooy bés bi nga xam ni moom la ñuy organiser fii Parme fi may ñëw rek tàmbali mooy ci li nga xam ni moo jëm proprement dit ci li nga xam ni mooy inscription yi ci liste électorale yi donc foofu lay tàmbalee di xamal nit ñi rek ni koo xam ni sa tur nekkul ci liste électorale yi bu élection jotee doo mën a voter kon foofu may soññ sama bopp di soññ sénégalais yi ni fexe ba sunu tur nekk ci liste électorale yi dafa am importance parce que Sénégal politique ba ci am ñun ci lañu bokk donte sori nañu Sénégal bu ñu bëggee ba li ñuy nas Sénégal wala lu ñuy def Sénégal wala lu ñuy dindi Sénégal ñu am ci wàll fi ñu ko mën a amee mooy élection jot ñu voté élection jot nag ñu voté pour ñu mën koo am il faut que ñu inscrire ci liste électorale yi ci li ma xam ñun Parme ñetti cas lañu am ci li gën a bari mooy xale boo xam ni mës sa bindu ci liste électorale yi maanaam xale yi nga xam ni ñu ngi doog am 18 ans wala sax mataluguñu 18 ans ak koo xam ni dangay changer lieu de vote maanaam koo xam ni danga doon voter Bologna ñëw bëgg a voter Parme kooku cas de figure la boo xam ni am nañ ko Parme ak koo xam ni it par exemple am na ci ay cas ñoo xam ni militaire la ñu woon dafa am statut spécial léegi nekkatuñu militaire loolu aussi beneen cas la mais de toute façon fi may tàmbalee rek mooy circulaire bi nga xam ni moom la consul bi envoyé li ci gën a am solo mooy xale yi nga xam ni dañ leen inscrire bees ci liste électorale yi condition yi lii la na nekk xale boo xam ni dafa yor carte d'identité CEDEAO bu Sénégal te it datu élection yi muy le 31 juillet 2022 di fekk mu matal 18 ans
parce que bu dee nit ki dañ ko inscrire ci liste électorale yi te bu dee dafa yor am na carte d'identité nationale mais élection yi muy le 31 juillet du fekk moom 18 ans kooku mënu su ko inscrire mais bu fekkee ne amagul 18 ans mais balaa ñu egg ci élection yi muy juillet 2022 dina fekk moom 18 ans kooku mënees na ko inscrire fan la ñu koy inscrire mooy xale bi aussi bu amee carte d'identité CEDEAO ba pare na am luy firndeel nii par exemple bu dee Parme la bëgg a voter fan lu tax muy bëgg a voter Parme maanaam lu mel ni carte certificat de résidence mu yor ko lu mel ni carte d'identité italienne mu yor ko kooku day am solo pour ñu mën ko bind fii ci bureau Parme Piacenza noonu Reggio Emilia noonu Modena noonu Bologna noonu dafa am importance ok beneen cas bi mooy ki nga xam ni par exemple dafa dëkkoon Bologna doon voté Bologna mujj gi mu toxu si Parme bëgg a voté Parme kooku mi ngi déjà ci liste électorale bi mais il faut que mu changer bureau de vote kooku nag pour mu def ko il faut que mu am luy firndeel ni mi ngi dëkk Parme carte d'identité nationale italienne baax na facture muy courant wala ndox wala gaz lu ci mënta doon boo ci am baax na contrat d'affitto wala contrat wala nga jënd kër këyit yi nekk ci tur yooyu yëpp këyit la yoo xam ni day firndeel ni yow léegi yaa ngi dëkk Parme en ce moment là mën nga def changer bureau de vote jóge Bologna ñëw Parme ok li ci gën a important mooy ñuy ñaan nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ku ko mën seen carte d'identité CEDEAO nañu ko voter recto verso ok beneen cas bi nga xam ni am nañ ko fii mooy ñi nga xam ni dañoo amoon carte électeur waaye ñu bind ci ne peut pas voter ñooñu aussi mën nañoo bindu ci liste yii mën nañoo bind ci liste yi ñi nga xam dañu leen bind loon ne peut pas voter mën nañoo bind ci liste yi ok donc li ci gën a bëri Parme ñetti cas yooyu la ñu am xale yu nga xam ñu ngi leen di doog a inscrire wala nit ñoo xam ñu ngi leen di doog a inscrire c'est la première fois ci liste électorale yi nit koo xam ni da nga bëgg a changer sa lieu de vote ak nit koo xam ni da nga amoon carte électeur bu ñu bindoon ne peut pas voter waaw donc li ci gën a bëri bokk ci li nga xam ni moom la ñu xayma mooy ñetti cas yooyu incha allah ñooñu ñëpp dinañu inscrire wu. léegi ma ñëw ci organisation bi journée bi ñun ak Piacenza ñoo ko bokk mais ñun Parme ñoo ko organisé parce que Piacenza benn bureau de vote la ñu am Parme ñaari bureau de vote la am Reggio Emilia benn bureau de vote la am Modena benn bureau de vote la am Bologna benn bureau de vote la am donc ñooñu ñëpp ci Reggio Emilia Parme moo la ëpp bureau de vote moo ci am ñaar mais ñun ak Piacenza ñoo bokk journée bi donc ñoom dañuy jóge Piacenza ñëw Parme bu ñu ñëwee Parme nag soit en bus la ñuy déplacé woo ñëw fii bu ñu ñëwee il faut que ñu yaatal leen parce que nit koo xam ni dafa jóge car jóge Piacenza ñëw fii bokkul ak man mii nga xam ni Ibrahima Diop maa ngi dëkk fii ci Via Emilia pour benn discussion bañ ci am benn mbetteel bañ cee am ñi nga xam ne dañu déplacé jóge Piacenza bu ñu ñëwee dañ leen di xajal bu ñu ñëwee dañ leen di dugal am nañu yaakaar ni mën naa bañ a bëri nit mais ñi nga xam ne ñoom li si concerné tuuti wuñu loolu sax moo taxoon bu ngeen gisee ñu yéex a lancé message bi parce que dañ doon toppatoo salle bu mag mais comme ni ko ñu bëri xamee salle communes yi fii ci à Parme affaire Covid bi moo tax ñu tëj salle yépp gaa ñu ngi doon fexeel ñu ngi doon toppatool nu ñu fexe ba def exception ba jox ñu salle mais mënuñu koo xaar parce que annonce bi il faut que ñu def ko mënuñu koo xaar
li officiel mooy ñu ngi koy defee via Olivieri 2/2 Parma. foofu nag dafa am lu ci am importance parce que via Olivieri dafa nekk ci quartiere Pablo. siège fu mu nekk koñ la boo may nit da ngay dugg ci biir koñ bi fekk oto yu gaare mooy résidents yi ñoo dëkk foofu gaare foofu. donc ñun ngalla kuy ñëw ñu ngi koy ñaan bul andi sa oto ci via Olivieri na nga seet foo gaare fu dul via Olivieri. fiñ fi mën a gaare dox tànk ñëw ci via Olivieri bari na, maanaam lu mel ni 2 voies yi nga xam ni ñoom ñooy jëm ci portone bu mag bu Ospedale Maggiore. ñaari voies yooyu ñuy def mercato bi mën nañ fa gaare. ex mercatone 1 nga xam ne Lidl moo fa nekk aussi yaatu na, am na espace te soriwul via Olivieri. ku fa gaare boo doxee 10 minutes wala 5 minutes di nga yegg via Olivieri. foofu aussi mën nañ fa gaare. li ñuy ñaan rek mooy nit ñi ñu bañ a ànd seen oto via Olivieri parce que xajuñu fa te bu ñu ko defee résidents yi dinañu woo vigile yi mu àndi fa coow loo xam ne dafay tàllal liggéey bi. ma koy ñaan Sénégalais yi képp kuy ñëw na nga am na via yi fa nekk bari nañu, ku nekk war nga mën a am foo gaare sa oto ñëw def li ngay def te doo fa yàgg. ñu éviter aussi gannaaw siège bi rëyul boobu rëy, képp koo xam ni li la tax a jóg muy liste électorale bi la nga ca war a def nga ko. boo génnee incha allah jarul ñu fay toog di waxtaan wala di fay créer ay attroupement. jaru ko te xaju fa. képp koo xam ni li nga war a def nga ko, ñu ngi lay ñaan boo ko eggaleeg jàmm ñu ñaan lalante nga dem incha allah. leneen li nga xam ni dinaa ko préciser parce que aussi maa ngi dégg nit ñu bari ñu koy laaj. du bisu déposer carte d'identité wala passeport. amul déposer carte d'identité, amul déposer passeport. actuellement nii ku bëgg carte d'identité wala passeport da nga ji rendez-vous dem consul ba. mais bés boobu bésu inscription liste électorale la. ku amul carte d'identité nationale bu Sénégal wutoo fa dara. ok donc mu leer ci nit ñi, mu leer ci seen bopp que du journée déposer carte d'identité wala journée déposer passeport. journée liste électorale kese la. ok donc ñuy ñaan Sénégal yi ñu yombalal ñu liggéey bi parce que ñun askan bi rek moo tax ñuy liggéey. coono bi yépp ñuy daj pour askan wi mën a nekk ci seeni droit moo tax ñu koy def. coono bi yépp pour askan wi mën a joxe seen kàddu ci politique gu Sénégal moo tax ñu koy def. kon nag bu fekkee nit ki day liggéey pour yow wareef la nga jàppale ko. ok képp koo xam ni it yaa ngi dëkk Reggio Emilia te par exemple le 23 jàppandiwul pour yow boo ñëwee Parma le 22 nga bindu. mais yaakaar naa ni Reggio Emilia ñun ñoo leen ëpp ay nit boo boolee Parma ak Piacenza. képp koo xam ne it yaa ngi dëkk Parma ak Piacenza te le 22 raw la le 23 boo demee Reggio Emilia di nga bindu. loolu lu ñu waxtaan la entre président association yi ba juboo ci kàddu. kon mbokk yi mbir maa ngi noonu, soxlawul vidéo bu muy gudd. li ci am importance rek wax nañu ko te ma bamtuwaat ko muy daanaka ci li gën a bari ñetti cas de figure lu ñu am. muy xale koo xam ni mës a bind ci liste électorale yi il faut moom carte d'identité numérique CEDEAO. bu dee xale la boo xam ni amagul 18 ans carte d'identité bi mu am
maanaam pour ñu bind ko il faut que le 31 juillet 2022 mu matal 18 ans lu ko mooy mëne su ko bind parce que du mën a voter ok beneen cas bi mooy ki nga xam ni dafay changer lieu de vote il faut que moom carte d'identité numérique CEDEAO il faut que mu am aussi luy justifier fi nga xam ni foofu la bëgg a changer numéro vote bureau de vote am lu mel ni certificat de résidence lu mel ni carte d'identité nationale italienne lu mel ni facture lu mel ni contrat d'affitto wala nga jënd kër kayit boo xam ne sa kër la yaa ko jënd yooyu mën a justification. beneen cas bi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon carte d'identité numérique CEDEAO waaye ñu bind ci ne peut pas voter ñooñu dinañ inscrire incha allah ci liste électorale bi ñu ngi koy defee ci Parme muy le 22 mars ci at mi 2022 ci via Olivieri 2/2 ci Parme ñuy ñaan nag via Olivieri ñu bañ faa andi oto parce que oto yi xajuñu fa parce que résidents yi ña fa dëkk dañ fa gaare déjà seeni oto képp kuy ñëw na nga seet foo gaare dox sa tànk daal di ñëw ñuy ñaan bu fa kenn andi discussion politique parce que ku nekk am na foo féete ku nekk am nga parti bi nga xam ne moom nga yéene votel mais bés bi loolu tax koo jóg du campagne électorale donc ñuy ñaan bu fa kenn andi discussion politique ñun ñëpp ñoo bokk droit bi nga xam ne moom la ñu constitution sénégalaise may mu ñu bind ci liste électorale yi ak ci parti boo mën a bokk donc ñu moytu li nga xam ni moom mooy discussion politique te jàppale ci liggéey bi incha allah mën naa bañ a yàgg commission bi ñoom wax nañ ma ne 9h incha allah dinañu commencer liggéey bi te dinañ continuer liggéey bi fii ak gisatuñu kenn ku ñuy inscrire donc ñu bañ a yàkkamti journée bi yépp commission bi mi ngi fi 9h incha allah ci la ñu ma wax ni dinañu tàmbale liggéey bi te dañuy continuer di bind fii ak gisatuñu kenn ku ñu bind donc ku ñëw matino baax na ku ko mënul nga ñëw pomeriggio donc loolu mooy situation bi may ñaan rek incha allah képp ku jot message bi na ko tasaare ci groupe WhatsApp yi donc man la seen mbokk Ibrahima Diop président CSCPP di communauté sénégalaise de Parme ak province maa ñëwoon rek di andi teetal ak leeral ak faram-fàcce organisation bi ci bés bi nga xam ni ci la ñuy ajourné liste électorale yi ci diggante Parme ak Piacenza ci bésu 22 mars 2022 ñoo koy tàmbalee ca 9h incha allah di bind fii ak gisatuñu kenn koo xam ni dañu lay bind donc maa ngi leen ni nuyu di leen sant di leen gërëm incha allah képp koo xam ni am nga ci looy laaj lu la leerul mën nga ma woo ci sama numéro téléphone muy 381179675 mooy sama numéro téléphone ba ma wooyee lépp lu nga xam ni incha allah war naa la ci mën a gindi wala ànd ci leeral dinaa ko def. am na salle nag boo xam ni comme mi ngi ko doon toppatoo pour jox ñu ko mais sotteegul bu dee dafa sotti dinañu def beneen communication bu dee it jotu leen beneen communication mooy ñu ngi koy defee via Olivieri 2/2 Parme donc mbokk yi maa ngi leen gërëm di leen sant wasalaam asalaamaaleykum.